yaa nuyu naa fay naa la sister di la ziar. di delloo ziar bu tey jii yéen waa jeunesse engagée tey jii ngeen fas yéene def seen première édition joxe ndogu de solidarité ngeen fas yéene kaa jox jaam yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci biti tey jii naka nga dundee li nga xam ne mooy bés bi. waaw kontaan rek di wax alhamdulilah bi nga xamante ne tey def nañ démarche yëpp ba li si war yëpp sunu borom yombalal nañu ko xam nga bañ mën a dugg si jaam ak salaam li nga xamante ne aussi moom la bés bi laaj lépp yàlla matane na lépp. xam nga li si des rek mooy gis nga ni ñu ngi si préparation yi li ñu war a def yëpp def nañ ko li si des mooy génn jox ko jaam yàlla yi rek ñu. yan point ngeen fixé exactement pour dem yóbbu fa ndog. waaw dañu ciblé quelques daara am na benn bu nekk Xurwa am na bu nekk Ouest Foire bu ñu paree aussi dañuy génn si rond point bi tamit ñi nga xamante ne ñooy sunuy mbokk ak sunuy am di jàmm ñu jox leen ñun tamit ñu ndogu noox ñoom ensemble ci rond point bi fii. lan moo leen motiver ba tax tey jii ngeen bëgg def ndogu bi. waaw parce que dañ gis ne partage maanaam social moo gën a yokk tax parce que tey jii lu waay mën a def si àdduna neex na waaye boo si boolee jaamu ci yàlla jox jaam yàlla yi ñu lekk aussi c'est important loolu rek moo tax ñu jël initiative. naka lay tëddee tey exactement parce que xam nga en général da ngay dem jox ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biti ndogu fekk leen ci biti ak place yi nga xam ne moom ngeen ciblé mais après lan mooy suite bi exactement. waaw ñun bu ñu paree bëgg nañ nu mu tudd bu ñu jógee ci daara yi ba pare dañu bëgg a dem fii ci rond point bi ñu toog saafunteeg nit ñi. toog comme li ma la wax parce que dafa am ay autorités yu. waaw am na autorités yu ñëw bien sûr parce que waa mairie bi ñoom lañ ànd ñoo ñu accompagner tey jii bu ñu ñëwee daf ñuy neex ñu gis adjoint gis ñoom libaas ñoom ñi nga xam te ne tey ñoo ñu magal ñu bokkandoog ñoom ndogu après bu ñu paree bu ñu defee beneen réunion ñu xool après lan lañ war a defaat ci kanam parce que bëgg nañ def leneen. d'accord ci kanam ci. nuyu naa la. fay naa la Penda. di la ziar bu baax. Mariama. Mariama dala delloo ziar bu wér a wér. waaw d'accord tey jii yéen waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr ngeen def seen première édition ndogu de solidarité tey naka nga dundee bés. waaw bés bi dañ ciy sant yàlla rek dugg si bisimilah alhamdulilah génn si alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla nag mu nekk ay at mu nekk suñu mu jël di bés di émission bi ñuy doog a commencé di sant yàlla nag bu wér. bés bi naka ngeen ko dundee exactement noonu ak lan. kontaan nag li tax ñu kontaan bi ñu xëyee. wàcceel nañ wejji kaamil nga xam ne moom dafa nekkoon suñun di kenn suñun ñu wàcceel ka kaamil bi ñu xëyee léegi bu ñu paree ni ñu jublu si affaire yi fa seeni kaa joxe ñu ngi gërëm tam suñu maire suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr di gërëm tam suñu maire Abdou Naar moo ñu dooleel surtout tam coordinateur Babacar Mbeng balaa muy dem lépp lu mu war loox ñun def nag wax dëgg yàlla kon ñoom mënuñu lu dul gërëm leen waaw. Ousseynou Thiom natt tam ba bés bi tolloo fii Ousseynou Thiom da see bokk natt chaque jour mu ngi ñuy oo réunion këram def leen nii def leen nii def leen nii kon bu bés bi tolloo fii rek Ousseynou Thiom am na si part moom tam ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na yàgg a taxawee lu mel nii di ñu jàppale chaque jour. waaw sant naa la Yaama. di la ziar bu baax ci weeru koor. maa ngi lay ziar aussi. waaw li ñu naan peccum liir bu neexee ndey jaatee sa mbagay macha allah ngeen magal ñi nga xamante ne mooy waa jeunesse engagée ñoom ñu jël initiative bi fas yéene jox benn ndogu de solidarité tey naka nga gisee li nga xamante ne mooy loolu. waaw wax alhamdulilah rek sant yàlla bu baax a baax a baax a baax si bii nga xamante ne ni ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo si ñun maanaam si suñu keppaar lañ nekk maanaam si ñi nga xamante ne ni moom moo wër Abdoulaye Diouf Sarr lu mel ni la jeunesse engagée tey jii nii si weeru koor bi nga xam ne moom lañ ne moom mu am initiative bii non seulement tey ci suba def nañ benn kaamil pour jàngal ka ki nga xamante ne ni mooy suñu sœur muy Wéggi Ndiaye ngoon gi ñu ne dañuy def ay distribution ndogu vraiment muy affaire boo xamante ne ni rafet na trop c'est à saluer vu que koor gi ñu nekk nii nit ñi soxlaa nañ ndogu am na ñoo xamante ne ni mën nañ ko laaj am na ñoo xam ne mënuñu ko laaj donc ñoom bu ñu amee idée yooyu rek ñun ñëpp suñu rôle kenn ku si nekk mooy nga accompagner leen pour affaire bi événement bi am réussite quoi. en tant que mag en tant que ñi nga xam leader mun naa wax loolu bi ñoom bi ñu leen ko waxee lan ngeen yëg exactement. xam nga le problème en est que xam nga boo xoolee ñoom xale yi fi nekk nii ñoom ñoo am initiative bi ñoom d'abord ñoom ñoo am initiative defar seen yëf am gis-gis rendre hommage seen mag ñoom la seen idée la donc ñoom ñoo ko indi rek ñoom ñoo ko am ñëw gars yi accompagner leen ci xam nga noonu lay demee ñoom ñoo am idée bi ñoom ñoo defar seen lépp boobu ba léegi boo xoolee ñoom ñooy dugg ñoom ñooy génn. ban message ngay lancer. message bi may lancer mooy sant ñëpp di profiter ci occasion bi di baalu ñëpp àq day baal ñëpp àq et puis di leen ñaanal yéen Mbollo TV
ngeen jëm si kanam télé bi nekk si télé yi gën a ràññeeku si dëkk bi parce que vraiment yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib Yoff dara umpateew fi vraiment grâce à vous ñu ngi leen di remercier di leen sant di wax ne yàlla na yàlla def jàmm si adduna bi yëpp def ko si Sénégal mais ala rawati mu def ko si Yoff donc loolu laa amoon lu may wax maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu yàlla nangu suñu koor et puis baal ñu suñu ay bàkkaar. maa ngi lay fay ma bi naka la. man la Khoudia bu Abdoulaye Diouf Sarr. ok d'accord ñi nga xamante ne mooy jeunesse engagée autour de Diouf Sarr di jël idée bi fas yéene jox benn ndogu de solidarité naka nga ko dundee. Bon, nu ma ko dundee mooy déjà que ne man j'en fais partie jeunesse engagée autour de Abdoulaye Diouf Sarr là parce que suñu waxee Yoff c'est la commune Yoff Ouest Foire Nord Foire Apix donc raison pour laquelle je m'engage moi aussi en tant que Amazone de Diouf Sarr. léegi ñun dañu ñëwoon ñu kontaan bu baax parce que nous sommes des jeunes patriotes yoo xam ne dañu fier ci suñu nation fier ci suñu maire parce que il est un maire au service de sa commune ñu jóg pour àndandoo ak moom pour liggéey tey ñu jóg pour wàcc ci terrain bi sur les terrains de l'excellence et du partage ñu fas yéene ci ànd ak suñu ay mag suñu ay rakk ñëpp doomu aadama yi fas yéene contribuer ci mois de Ramadan bii ni def te yàlla tax macha allah. comme ni ngeen ko gisee nii macha allah bés bi dafa ala dawme ba pare ñëpp teew na ñëpp képp koo xamante ne autorité la rek tey jii teew na tey jii si bés bi ak waa Kër Tata Wedji yi ñu doon rendre hommage ma taxaw nag monsieur le maire monsieur Abdoulaye Mbengue nuyu naa la. maa ngi lay fay. ziar bu baax. maa ngi dolli ziar. jeunesse engagée autour de Diouf Sarr maye li nga xamante ne mooy ndogu de solidarité bi tey naka nga gisee bés bi. waaw dañ koy rafetlu rek li si gën a rafet mooy li nga commencé léegi. ñoom ñu nekkoon ak wejji yàlla oo ko mu génn àdduna ñoom ñu fàttalu ko tey def kaamil tudde ko loolu rafet na trop li ñu def nii nag partage rek comme ni nga ko wax dañ leen di félicité bu baax a baax xam ne tey jii lii moo war am na ñoo xam ne ñu ngi si ñëpp am nañ fu ñu ndogoo comme wax mais ñu oote tey ñëpp ñëw teew ñu def lu mel ni lu rafet ni donc rafet na kontaan nañ si trop quoi. macha allah ñu nekk ay jeunes tamit yu am jom lan nga leen di ban message nga leen di lancer pour eux. waaw di leen encouragé mooy li ma leen wax sànq rek bi leen mise di recevoir di leen encouragé seen coordonnatrice bi taxaw muy Jolie Diène di ko wax ne donc liggéey bi lii rek la je pense que bu fekkee da nga nekk si ay jeunes nekk si benn mouvement di politique il faut ngay def ay action te action yu mel ni lu rafet la te maire mu ngi koy rafet lu bu baax donc ñoom dañu leen di encouragé di leen gën a félicité si li nga xam ne tey réussir nañ ko je pense que tey ku ñëw fii xam ne donc li ñu def nii rafet na te réussir nañ ko bu baax a baax. merci beaucoup. Thioye. tonton na nga def. Thioye. Thioye waaw. ça va. yaa ngi si jàmm. ñu ngi fi ñëpp si jàmm. macha allah waa jeunesse engagée maye li nga xamante ne mooy ndogu de solidarité yow nga nekkoon borom kër ki nga xam ne mooy Tata Wedji tey ñu wàcceel ko kaami doon ko rendre hommage tey ji naka nga gisee loolu. ni ma ko gisee alhamdulilah damay sant d'abord gërëm ñi nga xamante ne vraiment ñoom la bokkaloon kuréel bi yëpp. si suba defal nañ ko kaamil apprécié vraiment ñu ngi ko defal ndogu encore plus yéen daal kenn amul seen pay quoi yal na leen yàlla fay vraiment bébét bi rafet na xalaat bi rafet na vraiment ni ñu ko doxal rafet na trop. ban message ngay wax ñi nga xamante ne mooy jeunes yi def lii. waaw jeunes yi def lii mooy que toujours ñu leen ci encouragé parce que lu baax moom toujours il faut encourager bu doon safaan ñu mën kii mais lii moom vraiment c'est vraiment à soutenir de la part du maire vraiment c'est à soutenir aussi de la collectivité lii daal moom vraiment yàlla na fi sax parce que àndax nit ba mu dem nga taxawu ko vraiment loolu la nit doomu aadama soxla defal ngeen ko wax dëgg yàlla. merci beaucoup. maa ngi lay fay di la ziar bu baax ci wér. maa ngi lay doon ziar. jeunesse engagée autour de Diouf Sarr def li maye li nga xamante ne mooy ndogu de solidarité tey jii naka nga gisee loolu. ñu ngi rafetlu initiative bi bu baax en tant que 100% ma jeunesse ñu ñëw teew fii nii si seen invitation parce que avant ñu koy commencé ñëw nañu waxtaan si ak ñun andil ñu carte invitation ñu ñëw tey tamit teewee ko muy affaire boo xam ne rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax. nekk tam ay jeunes yu am ambition macha allah lii nekk mën naa wax seen premier acte depuis ñu créé ko lan nga leen di wax. donc di leen encourager di leen wax que ne yàlla bu mu yem si bii yàlla ñu ko def ay centaines de fois donc affaire bu rafet la boo xamante ne ni bu dul dara nit ki woor ba ngoon nga jox ko mu lekk loolu yiw bi su nekk rek kenn xamatul nu mu doy donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal yiw bu rëy a rëy si li nga xam ne defal nañ ko ni doomu aadama yi en tout cas ñun 100% ma jeunesse kontaan nañ. naa wax ne da ngaa bokk jeunesse engagée ndax macha allah yaay woon suñu chauffeur te yaa ñu doon dooleel waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr maye li nga xamante ne mooy ndogu de solidarité tey naka nga dundee bés. ah vraiment amuñu lu dul di kontaan si bés bi quoi parce que moom vraiment
ay nit woo ba heure dog jot nga jox leen luñ lekk loolu moom kenn amul fay boobu quoi donc lii action boo xamante ne nii kontaan nañ si tout Yoff yaakaar naa kontaan nañ si amuñu lu dul di féliciter jeunesse engagée li leen wax ne tamit politique nii la quoi juste nañ essayer chaque instant di poser ay action lii ay action yu positif yoo xamante la ni nit ñi ñëpp dañ si gis seen bopp jàngat si loo xamante ne ni dina jariñ nit ñi quoi. waaye tey dañuy jël politique tegoo ko fële ndax ndogu la ñu wax ndogu de solidarité ñu def benn acte social mun naa wax ne ñoom bi ñu commencé ba tey ñu ngi door a def macha allah benn pas mu réussir macha allah. waaw loolu c'est vrai mais comme li may wax rek xam nga bu ma nee politique tey bu ñu ne jeunesse engagée dañ nekk si politique bi quoi. donc même bu ñu tegee politique bi de côté politique moo ñu dajale tey bañ ñëw fii bañ def lii quoi peut-être politique après moo ñu def benn famille boo xamante ne nii ñun ñëpp doon na loo xam ne ni dañ koy rafetlu bu baax politique moo ñu def famille ba tey ji ñu mën a toog di jox ñeneen ñi ndogu et tout donc lii moom vraiment képp kuy waa Yoff ngay waa Yoff dëkk feneen di nga ko rafetlu parce que ndogu yi nga xam ne ni moom la ñu joxe si mbedd yi nii wala moom ngay organiser ndogu joxe ko ñun ñëpp. yaakaar naa ku si nekk am nga foo ndogoo sa kër ku si nekk boo toogee sa kër ndogu mais man comme man damay joxe sama exemple personnellement ndogu li may fekk si àll bi dafa bari presque chaque jour si tali bi laay ndogoo ay action yu mel nii ngay romb ñu jox la tey loo ndogoo moo tax man lii dafa nekk loo xamante ne ni dama koy saluer vraiment kontaan nañ si trop acte social boo xamante ne nii la tey Yoff gépp gis nañ si seen bopp quoi lii moom c'est à saluer wax dëgg yàlla. engagé laa boo koy Baye Fallou engagé. Baye Fallou engagé waa jeunesse engagé maye ndogu de solidarité tey noo dundee bés. sa gis sam 10 000 récolte 10 000 boo jiwee dugub ngay jéeb bi engagé dañ baax waaw gisoo kii sax mu ngi si mama doomi Aram Cissé jëkk juddu jëkk a baax mama yaay taaw boo bañoon jabar gi jaaxle. pare mu nekk xale bu neex a yónni. waaw seen président lay sonal ka mu sonal mag ñi. présidente bi Zoli Diène maa ngi ndijaayam jarbaat bii jarbaat ku ko am loo di wax jarbaat saa nga nekk président commission jeunesse bu maire bi tey tamit waa jeunesse engagée ñëw invité la jox la carte yaakaar naa pour nga ñëw fii teewee acte bu noble bi nga xamante ne def nañ ko loo noo dundee bés. waaw maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di féliciter d'abord waa jeunesse engagée. di leen ñaanal li ñu sumba yàlla na ko yàlla sottil incha allah ñu nekk ay jeunes filles yoo xamante ne macha allah ñu ngi liggéey bu am solo ci commune bi di gunge monsieur le maire le ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr dama leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu nag terrain politique yombul surtout ci ay jigéen ak góor surtout ay ndaw donc engagement rek moom moo wóor ak gëm-gëm conviction. di leen ñaan ñu gën a góorgóorlu daal di leen ñaaxaat comme ça ñu gën a jàppale suñu maire nag mu ngi liggéey bu am solo ci commune bi. maa ngi leen di fay. damay wax en tant que papa parce que tey ndogu de solidarité ñi nga xamante ne mooy jeunesse engagée autour de Diouf Sarr ñu maye ndogu bi macha allah mu nekk benn acte bu noble tey naka nga gisee lool. mbégte ci ëpp sax kontaan lool parce que war na ngeen ne vous ne devez pas être en reste li ñëpp di def. di ko def ci gox bu ne bu ngeen ko andilee citoyens yi fii mënuñu lu dul sant leen di leen ñaanal nag li ngeen mën ren déwén yàlla ngeen mën la ko ëpp di ñaanal ki ngeen àndal ak ñëpp ñu mu mënti doon yal na leen yàlla dool di jàmm. dañuy wax ne tamit peccum liir bu neexee ndey jamoo tey ci mag yi yéen ngeen bàyyi ñi ngay xamante ne mooy seen doom ñëw nekk ci politique nekk ay jigéen macha allah te ñu ñëw def acte bu noble bi tey loolu nga. non mais loolu c'est normal parce que aussi jamono moo toll foofu bu fu jamono toll am na loo xam ne doo ko privé sa njaboot mais l'essentiel di nga leen yee di nga leen yedd waxtaan ak ñoom mais li nga xamante ne moom la ñuy def geste bu noble geste la boo xam ne bu ñu saluer la surtout si weer wu toll ni weeru koor ga joxe si ñam yool bi sa nekk dafa rëy donc loolu dañ leen si ñaanal di leen sant di leen gërëm. maa ngi lay fay suma jarbaat. ci weeru koor am na waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr ñu pour la première fois ñu def benn acte bu noble macha allah ñu def benn ndogu de solidarité tey naka nga gisee lool. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di baalu ax ñi nga xam ne ni ñëpp ñoo may seetaan di sant yàlla bu baax di féliciter bu baax waa jeunesse engagée parce que bi ñu juddoo yàggul waaye ku am seetlu rek xam na ne bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi def lépp loo xam ne ni dafa yokk
action sociale si wàllu Diouf Sarr ñu ngi koy def tey li ñu def nag am na solo lool maanaam organiser ndogu si turu Abdoulaye Diouf Sarr pare ne ko Abdoulaye Diouf Sarr woo képp ku nga xam ne nii yàlla dafa def sa loxo jotu sa gannaaw parce que fii ñu nekk tey passants yi dañ fiy jaar te nit ñi kenn xamul fa la dog li liwee organiser lii jox ñëpp ñu ndogu waaye invité ñi nga xam ne nii ñëpp ay militants lañ invité waa Yoff ñu ñëw communier ensemble organiser loo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk loolu ñu ngi si sant yàlla man de maa ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax di leen encourager di leen wax leen nii rek la nii la ñuy jàppale un leader boo koy jàppale da ngay xool fan nga war a teg sa tànk nga teg fa sa tànk pour avancer mbir mi donc vraiment kontaan naa trop moo tax tey man du ma dogoo fenn mais tey moom dama fi bàyyi ceebu Seynabou ñëw ànd ak ñoom. moom paañ bu pare macha allah. waaw seen. ban message nga nga xamante ne moom nga leen di bàyyee ñoom ñi. message bi ma leen di bàyyil mooy message de solidarité message de cohésion dama bëgg lancer leen un appel pour que képp koo xam ne nii dafay jàppale Abdoulaye Diouf Sarr rek ñu jàppoo ak ñeneen ñi nga xam ne ni ay acteurs de développement lañ si Yoff ñu jàppoo pour ñëpp parce que Diouf Sarr day symboliser le développement à Yoff parce que du Diouf Sarr en tant que tel mais li muy def ak li nga xam ne moom la incarné muy institution la mairie bon dama leen di wax nañ jàppoo ñëpp jàppoo waa Yoff ñëpp liggéey pour le développement de Yoff liggéey pour faire avancer Diouf Sarr parce que avancer Diouf Sarr mooy avancer Yoff ngeen baal ma xos. waaw Mariama maa ngi lay fay. maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar. waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr tey def benn acte bu noble macha allah mën nañu wax ne mooy seen first step ñu joxe benn ndogu de solidarité jox jaam yàlla yi nga xamante ne ndogu daf leen di fekk si biti mu nekk benn acte bu noble tey naka nga gisee loolu. waaw bon xanaa di am mbégte contentement rek comme ni nga ko waxee tey mooy seen first stage comme ni nga ko waxee mooy seen première édition bon mu doon réussite franchement ñëpp ñëw nañu invité yi ñëw nañu y a beaucoup de monde li ma si gën a neex mooy tey sunu ay parents yi def déplacement muy waa Frey Yoff ñëw teew sunu maman yi ñëw teew association yi ñu invité ñëw teew ñëpp ñëw ñun ñu ñëw parce que ñun on est là comme des invités donc voilà donc ça s'est bien passé alhamdulilah franchement. ban message nga leen di bàyyee. bon ñoom ay jigéen lañu yoo xamante ne bon ay jigéen yu mën góor yu bëgg dara yu gëm seen bopp yor seen liggéey di ko doxal donc jusque là ñu ngi nekk si droit chemin ma leen di dénk rek mooy nañ continuer. bu ñu changé xam nga bu ñu gis leneen nañ gëm seen bopp gëm na ñoom dañu war a avancer ñoom ñu ngi tudd JADS jeunesse engagée autour de Diouf Sarr nañ yàgg nekk autour de Diouf Sarr rek jàppale ko parce que xam ne mooy suñu maire te avancement mooy suñu njariñ donc ñoom am nañ liggéey bu am solo bu important bu ñu war a mën a def pour que Yoff gën a mën a aller de l'avant mais dañuy compter si ñoom waa engagé dañuy compter si ñoom donc nañu gën a góorgóorlu gën a gëm seen bopp xam ne yaay ju baax ji waaye mi sama yaay yaa Mariama ëpp na tey waa jeunesse engagée maye benn ndogu de solidarité tey naka nga gisee lool. xanaa kontaan rek am mbégte lool di ñaanal xale yi yal na leen yàlla may fan wu gudd wér gi yaram di leen ñaanal yàlla nañ ko fekkee ay déwéni li ñu def nii lu baax la togg lekk ba mu neex jox ko doomu aadama yi di leen bégal day ko romba lekk nga ba suur waaye Yoff ndogu nañu waaye jàmbur yi sa àll ba tamit ñëw nañ ndogu si li ñuy ñaanal te ni sunu premier ministre yàlla na doon premier ministre Abdoulaye Diouf Sarr Abdou Naar Mbenga Ousseynou Thiom ñi lu ñu man Njambe Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal staff maire bi yëpp di leen ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram li ñu man ren yàlla nañu mën déwén lu ko ëpp kontaan ñu la ñoo lekk ba yaa ma yëkkati sama damaa lekk ba toog benn place na ma wàcce ween yi ñor yi amul benn problème. naa baal nii ndànk. waaw gis nga si de kontaan naa trop. merci beaucoup jërëjëf yaa ma kontaan. maa ngi lay fay Magnas. ziar ci weeru koor. ñu ngi lay fay. li nga xamante ne mooy waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr macha allah mën naa wax ne lii mu nekk seen first step seen premier acte ñu def benn ndogu de solidarité jox jaam yàlla yi nga xamante ne heure ndog bi mu ngi leen fekk si biti mu nekk lu marqué population bi tey ji lan nga am ci looy wax ci loolu. damay wax alhamdulilah parce que xam naa ne tey xale yi dañoo wane dañoo am wóllëre parce que kóllëre dañuy wax ne gannaaw lay féete parce que wejji ak ñoom la newoon nekk ak ñoom si terrain bi di liggéey di xeex yàlla suñu borom def li gën jël ko yóbbu ko si booram gëm naa ne tey mi ngi si àjjana di xool li ñuy def di ko fàttaliku bon nag li ma leen jëkk a félicité mooy loolu mooy kóllëre bi ngeen am vis-à-vis d'une camarade qui était ak yéen di liggéey ak yéen ba yàlla jël ko ngeen toog tey si bésu koor ngeen jàngal ko kaamil ñëw di ko fàttaliku maa ngi leen si félicité loolu dafay wane ne ku ànd ak yéen juumul parce que ay góor ngeen beneen bi mooy
ngeen ñëw ànd ak seen leader ngeen tànn ma ànd ak man jàppale ma te gëm naa ne tey li ma am victoire bu ma ko amee yéen contribuer ngeen si grandement ma leen si félicité bu baax di wax ne suñu yoon yéegagul sax si digg bi maag yéen danañu dem fu sore gën leen gembu gën leen jàpp def leen benn plan d'action annuel ñu xam ne mois de janvier lii mooy seen événement mois de février lii mooy seen événement mois de mars mois bu nekk rek ngeen utal ko événement am bu ngeen yeggee koor ngeen ne lii mooy seen événement koor bi fàttaliku wéji defar benn ndogu bu dee vacances ngeen ne def camp de vacances mooy suñu activité au mois de août par exemple mooy ñëw place Mamadou Diop def fi ay tente toog xale yu ndaw yi di leen defal ay jeux pendant un mois ñu xam ne am na une vie scolaire ngeen jël beneen weer ainsi de suite donc la balle est dans votre camp man je vais vous accompagner parce que sama cër mooy ma ànd ak yéen puisque vous êtes des jeunes yu gëm seen leader daf leen war a jëriñ. macha allah tam ñu nekk ay jigéen yu man góor tout le temps nga leen di gis ñuy wàcc sur le terrain tey ban message nga leen di dénk ñoom. message bi ma leen di dénk mooy message wu jom message wu ngor message wu fayda message wu bëgg sa gox mooy bëgg Yoff te loolu laa gis yéen dem leen partout à Yoff aéroport Nord Foire Ouest Foire Diamalaye Tongoor comment dirais-je Dagoudane bu leen bàyyi benn quartier boole leen jeunesse Yoff yëpp parce que gëm naa ne Sénégal li koy defar mooy la jeunesse te li ma gis fii à Yoff ngeen wan ma ko tey dans cette soirée là wax dëgg yàlla gisuma ko feneen te ñu ñuy seetaan danañu xam ne amul feneen fii rek la am donc vous êtes sur la bonne voie je vous encourage. nuyoo bi. macha allah waa jeunesse engagée ñu gis tamit li ñu def nii ñu def benn acte bu noble joxe li nga xamante ne moom ay ndogu nga jàppale leen si bu baax ci suba ba tey ñu di ko wax wàccee nañ kaamil ki nga xam ne mooy Tata Wedji mu nekk benn point bu remarquable macha allah kenn du ko fàtte ngoon gi tamit li mën naa wax ne mu ngi fi door a am si ay jigéen tey naka nga gisee loolu. mais dama si kontaan naa si loolu trop mais li yokk tax ma gën si kontaan mu ngi wane ne ñun ñëpp benn bopp lañ quoi mu ngi wane ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais en dehors de ça dafa di dañu am un leader et ce leader la ñuy copter parce que tey lu ñu mën rek leader bi nekk suñu ginnaaw moo tax moom moo ñuy dooleel ok ñun mënuñu lu dul uuf leen ñoom ay xale lañ. macha allah tam dañoo gis waa jeunesse engagée fu ñu xàccoo rek bu ñu gëstoo dañ lay gis lan mooy seen relation yow ak jeunesse. su may complice lañ dama am benn complicité ak ñoom boo xam ne bi weesu na xarit dama leen uuf et que dama leen uuf dëgg laa leen def parce que c'est monsieur le ministre moo ma leen dénkoon donc awma pour reculer. dama leen di jàppale ba fu ñu mën a kii quoi si ñoom laa compter. message nga leen di bàyyil tey. que ñu bañ ñu rusloo jàpp teew bàyyi parce que dara yombul si àddina. maa ngi leen di fay. macha allah waa jeunesse engagée comme si suba niñ ko defee woon rek dégg nga kàddu yi nga xamante ne monsieur le maire loolu la fi wax naka nga gisee loolu. xanaa kontaan si rek waa engagé ma mënuma leen di fay parce que óolu nit rek dafa rëy. ndax man manuma dara waaye góor ya baax yi ma àndal lu ma man ñoom la Ablaye ñii lu ma man rek ñoom la bu ma doon nelaw kii ooma bu ma ne leen suba 8 heures sax pare nañ pour ñëw dama ne yal na leen yàlla fay yal neen toog a toog ba ni ma Ablaye Diouf Sarr kaala mu kaala leen ko ngeen am lu kawe seen jot Ablaye ndëk may woon sa baay faal yaa Abdou Naar dama ne gën naa dolli xam nga dañu jóge Màkka noppala ko une semaine doy na Abdoulaye Diouf Sarr yal na la yàlla fay dama ne ginnaaw Macky Sall yal na doon Abdoulaye Diouf Sarr kontaan naa lool kontaan naa torop yal na la yàlla fay sa taxawaay gën nañoo takku nag foo ñu joxañ rek fa la campagne gi di ñëw dama ne Abdoulaye Diouf Sarr bul sonn ñun ñëpp pare nañ ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw yal na la yàlla fay sa taxawaay. li may wax d'abord. tey moom dama am li ñuy wax agréable surprise wax dëgg yàlla may ñëw foogoon naa ne rek espèce su ndogu moo fi nekk
mais li ma fekk tey moom wax dëgg yàlla dafa nekk lu am solo may wax ne xale yi li ñu wan tey aussi mooy que dañoo am kóllëre parce que wejji yàlla na ko yàlla yërëm yóbbu ko si àjjana yu gën a kawe jàmbaar la woon si xale yi ñoom bu ñu demee ba tey ñu xalaat ko jàngal ko kaamil tey si suba def benn ndogu bu mel nii ñu fàttaliku ko loolu kóllëre la maa ngi leen si félicité bu baax ay xale bu ñuy ànd dañu am kóllëre seen kóllëre tam c'est vis-à-vis de moi parce que gisuma dara lu ma leen defal lu jar sacrifice yi ñuy def pour man gisuma ko en tout cas defal gu ma leen ko maa ngi leen di remercier pour loolu di ñaan sama borom mu jàppale ma ba ngeen bañ a rëccu lu ngeen doon ànd ak man ngeen def benn plan d'action annuel wax naa leen ko weeru koor gi weeru ndogu la ak ñaan peut-être que vacances yi weeru camp de vacances la ngeen bañ a bàyyi seen rakk yi xale yu ndaw yi ñuy traîner ci mbedd yi ngeen defal leen benn camp de vacances occupé leen man je suis prêt à vous accompagner dedans beneen weer ngeen jël leneen ainsi de suite ñu xam ne yéen li ngeen nekk am na njëriñ pour dëkk bi parce que ñu bëri da ngay gis ay jeunes filles ànd ak un homme politique rek ñu foog ne da ngeen di def loo xam amul njëriñ mais il faut démontrer aux populations que li ngeen nekk dafa am njëriñ pour dëkk bi loolu aussi donc lu am solo la président lancé na temps yi benn slogan mu ne ñu defar dëkk yi mu set Yoff dafa war a njëkk ci combat boobu parce que Yoff moom mas a gën a set dëkk yëpp buñ ko lancé nag bu ko nekk jóg léegi ñun dañu war a wane ne ñu ci fekk en ce moment là il faut que ngeen yéen en tant que jeune fille ngeen dugg ci dëkk bi sensibiliser nit ñi wax ku nekk mu defar mbeddam ainsi de suite may remercier vraiment les femmes bu ma leen waxee yéen ba pare parce que seen bés la mais ñi toog nii wax dëgg yàlla dañuy tax man ma am fit ci li may def loolu moom am na tous les jours bu ma ñëwee bu ma leen gisee wax dëgg yàlla damay am benn chair de poule parce que damay gëm ne yéen leen jële seen kër ngeen ñëw toog sama bor yéene moo ci ëpp du loo xamante ne dafa dem ci yéen mais da ngeen may yéene li ma nekk ma am ci progression maa ngi leen ci remercier donc Marie Ndiaye maa ngi lay remercier aussi ci encadrement boobu ak coaching bi parce que am na noo xamante ne peut-être boo ko melul woon ñoom ñëpp du ñu ànd ak yow di la jàppale ci liggéey bi parce que xam naa effectivement dëkku Lebu ni mu mel ñun ñi bu ñu ñëw ànd ak yow rek c'est parce que wan nga leen loo xamante ne jar nañu ànd ak yow bon en tout cas man loolu yéen ñëpp yéene naa leen incha allah at bu jot li xamante ne ren moo jëm ci Marie Ndiaye at bu jot danaa ko jéem a def ci ñaar wala ñett ku mu dal rek ñu xam ne ci moom la dal loolu vraiment maa ngi leen ci encouragé bu baax di leen wax ne daal je suis à votre disposition du ma terminer nag te gërëmuma Abdou Naar parce que mën naa am sax sama diggante ak moom jarul loolu man xam naa ne loolu lay wax mais loo gis rek occasion moo koy waral ma koy remercier bu baax parce que bu fekkente ne mën naa nekk feneen ba di fa def ay résultats ba di fa am xel bu dal ba sama du ma xalaat dara sama gannaaw c'est parce que moom moo taxaw bu taxawul woon rek du demee noonu bu taxawul woon danaa nekk sama ministère wala ma nekk feneen sama xel nekk ci Yoff ku ma yàqal wala li mais loolu sama xel daal du ci nekk du ma ko sax toppatoo parce que moom moo ko mate maa ngi leen di demander da ngeen jàppale ko bu baax ci liggéey boobu loolu daal laa ne woon danaa ko ci wax maa ngi leen di remercier bu baax. encore commencé ci bismillahi rahmaani rahim terminé nañ ko ci alhamdulilahi rabbi alamin yaakaar naa ni ñu ko bëggee woon yëpp defee nañ ko noonu macha allah waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr def benn geste bu noble benn geste bu rëy boo xamante ne nee naa marqué nañ seen empreinte mu nekk seen first step tey jii seen ay début mën naa wax loolu ndax li ñu def nii dafa rëy ndax nit woor suba ba guddi jot nga yëkki ndogu jox ko toggal koy añ jox ko jus jox ko boisson kooku dese la too ko dara te payu yàlla rek lañ siy seet macha allah ñu dem ci ki nga xamante ne mooy daaray Diouf Sarr nekk fële ca Ndioufène mu nekk tamit ñu dem fekk leen ñoom ñu kontaan trop jóge fa ñëw jox fii ci rond point bi dugg fi nga xamante ne mooy Philippe invité seen ay autorité waa Frère Yoff macha allah ñu fi woon waa maire bi monsieur le maire monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñëpp teew seen ay yaay seen ay pap mu nekk kontaante bu rëy boo xamante ne nii yaakaar naa ne
boo leen gisee nii sax xam ne la ñu liggéeyoon yëpp yàlla fay na leen ko alhamdulilah ma toog ak seen coordinatrice mën naa wax loolu muy Jolie nuy naa la. Mariama fay naa la. tey jii ngeen def benn geste bu am importance macha allah mu marqué ñëpp touché ñëpp loolu nag kan moo initié loolu. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim dañuy wax alhamdulilah bu baax ndax commencé nañ ci bisimilah eggale nañ ci alhamdulilah rabbil alamin te loolu rek lañ doon ñaan donc initiative bi nii mouvement jeunesse engagée par mon nom ñun mouvement bi ñoo toog xam ne war nañoo def benn manifestation ñu pensé que ne war nañoo mën a organiser benn affaire boo xam te ne nii ñëpp dinañ si mën a gis seen bopp en particulier ñu rendre ci hommage suñu tata Wéji Ndiaye mi nga xam ne dafa nekkoon suñu biir en tant que modératrice en tant que fédératrice en tant que nit koo xam te ne nii lu baax rek moo ko taxoon jóg suñu parce que ñëpp sax dañuy yaakaar ne ku nekk da nga yaakaar ne yow yaa gën a yey ci Wéji Ndiaye donc tey ñu rendre ko hommage dafa ko rendre ko hommage dem këram wàcceel ko kaamil donc di ñaan yàlla lépp lu ñu fa ñaan mu dellu ci moom ndax loolu moo nekk suñu yiw bu ñu fi am tamit ñu partagé ko incha allah. commencement bi tamit mu nekk mën naa wax ne xaw na difficile tuuti ci gis-gis tey jii naka nga dundee bés bi nga xëyee. waaw alhamdulilah parce que bés bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem parce que bu ma sonnee fii keneen ak keneen sonn na fii ñun ñëpp ñoo yem ci jeunesse engagée donc damay wax ne c'est un travail d'équipe boo nga xam te ne ni on l'a fait on l'a réussi ensemble parce que dox nañ ci yóbbu ay invitation dox parce que ça fait plus de 2 semaines ba léegi ñu ngi dox ñii ay 2 heures du matin la ñuy tëdd yeewu waat fajar nekkaat ci lépp rek bëgg mu réussir ndax suñu réussite tey mooy réussite monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr ak monsieur le maire Abdounar premier adjoint au maire Abdounar Mbengue donc ñooñu nga xam te ne ñoo nekk suñu ginnaaw du ñu jàppale du ñu ñuy motiver à chaque fois ñuy ànd ak ñoom di liggéey bu rafet macha allah. kaamil bi tamit nekk lu am importance ak daara bi ngeen dem ak tey jii ci rond-point bi mais daara bi ak kaamil bi dafa nekk loo xamante ne ni mën naa wax ne marqué na seen empreinte ba faw lan moo leen motiver ba ngeen def loolu. waaw alhamdulilah parce que yaakaar naa ne booy rendre hommage koo xam te ne ni waaye dawlu la mu nekkoon seen biir nekku fi la meilleure façon de la rendre hommage mooy nga wàccal ko kaamil ñaanal ko yàlla yërëm ko yeesal yéen mën de ci moom xaare ko aljana donc daara bi tamit ay xale lañ ay tout tànk lañ ñu toll ci jàng alxuraan toll daara bi li ko waral mooy dañu toog xam ne donc wàcceel nañu kaamil donc aspect la bu rafet boo xam te ne nii dañoo ñu ñëw fekk ay taalibe yoo xam ne dañoo waroon yor seen pot dem yarwaani ji ñu épargner leen loolu fekk leen ñu toog sangu ba set soo seen ay yére yu set yoo seen ay téere du jàng ñu jox leen ndogu ñu lekk doon yaakaar naa ne geste gënu koo noble daal loolu moo tax ñu def loolu. tam coordinatrice bi tey ji lan ngay wax ki nga xam ne mooy sa leader Abdoulaye Diouf Sarr. waaw jeunesse engagée mouvement la boo nga xam te ne nii jeunesse engagée autour de Abdoulaye Diouf Sarr yaakaar naa ne firi na lépp. ndaxte tey dañoo gëm suñu leader ñun Abdoulaye Diouf Sarr la ñu am ñun Yoff Abdoulaye Diouf Sarr la ñu am moom la ñu ndamoo di ko tiitaroo di ko sagoo saa su nekk ndax mënuñu am lu ko ëpp koo xam te ne nii lekkul dara bàyyi waa commune am jeunesse bi ñu ngi liggéey macha allah ku am plus de 840 employés le premier pile ku nekk jot sa salaire percevoir salaire dimbali sa yaay ak sa papa loolu dafa nekk loo xam te ne nii c'est un geste boo xam te ne nii ñun amuñu fayam ñun dañuy doon ay baay faalam tey suba muy neex comme muy naxare te incha allah ci lu neex rek la ñuy demee ak moom la ñuy àndee ak moom ndax Abdoulaye Diouf Sarr à travers moom dafa nekk loo xam te ne ñun chaque jour bu ñuy jug di ànd ak moom di liggéey mbégte la ak contentement boo xam te ne ñun mënuñu ko sax exprimer parce que déjà dañ ko bëgg porter ko suñu biir xol soxlawuñu leader beneen leader soxlawuñu kenn ñun moom lañ am moom la ñuy ndamoo di ko sagoo di ko tutaroo saa su nekk dama koy wax. Abdounar tamit ak ki nga xamante ne mooy tonton Ousseynou Thiam tamit marqué nañ si. waaw monsieur Abdounar Mbengue premier adjoint au maire monsieur le ministre da ko fay teg ne Abdounar Mbengue moom mooy moom Abdounar mooy moom donc tey jii nii ñun mënuñu wekk si lu dul si ginnaaw Abdounar mu nekk nit koo xam te ne bañalul dara jeunesse bi lu mu bëgg suba ba ngoon jot monsieur le maire Abdounar Mbengue mu ngi si. xoolul day joxe ba joxe boppam day joxe ba joxe loo xam te ne nii ñun daal amuñu fayam bu ñuy wax si moom suñu xol waaw voilà mu ngi noonu ndax amul te di gërëm aussi suñu coordonnateur muy Babacar Mbengue CC ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla nangu fële mu dem sa fees ndax moom ndax Babacar Mbengue amuñu fayam mooy coordonnateur de toute la jeunesse bu nekk au niveau de Yoff ñun nag moom moo ñu dooleel donc ñun amuñu lu dul ñoom daal amuñu lu dul ñoom vraiment
ngay wax ñi nga xamante ne ni ñoo nekk sa ginnaaw muy waa jeunesse engagée ay jigéen yoo xamante ne ñi am nañ ay jëkkër ñi am ay njaboot macha allah ñu bàyyi seen yitte yëpp nekk si engagé. waa jeunesse engagée yaakaar naa ne tur bi fink na lépp ndax boo nee quelque chose ndax boo nee engagé rek ça veut dire engagement boo nee engagé rek ça veut dire que ñun am nañ engagement boobu noonu. bàyyi Mariama maa ngi lay fay. ziar bu baax si weeru ko. doole ziar. ngay def benn liggéey bu am solo yow tamit ñu gis la sa yëngute ci li nga xamante ne mooy mouvement engagé ngeen def benn liggéey bu am solo tey jii ngeen maye li nga xamante ne mooy ndogu de solidarité tey naka nga dundee bés bi. waa avant may commencer damay nuyu waa Yoff yëpp di leen wax ne jeunesse engagée tey on a été gâtés mën nañu wax ne on a vraiment été gâtés parce que journée bu xamante ne séntuñu si woon li si am yëpp tey. macha allah c'était mën nañu wax ne réussite buñ sañoon dañ naa réussite totale mais mën nañu wax ne à 90% on a atteint notre but si li xamante ne moom lañ séntu woon si journée tey bi parce que les gens ont répondu à l'appel nit ñi ñëw nañ fekk suñu engagé tamit ñëpp ñëw nañ xale jigéen ñi ñëw nañ xale góor yi ñëw nañ ñu am daal contentement mbégte bu baax a baax a baax te di ñaan yàlla nag année bi di ñëw dañ doon peser suñu bopp rek mën nañ wax dañ doon peser suñu bopp rek di xool fu ñu toll di ñaan yàlla année yi di ñëw ñu di ko defaat chaque année te muy dàq chaque année incha allah ñëpp fekk ko ñëpp bañ a manqué. damaa dégg ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre mu ne bu sañoon mois yi di ñëw chaque mois da ngeen di def benn activité est-ce que loolu yéen a ngi ciy bàyyi. waaw monsieur le ministre mën nañu wax ne but et objectif yi mouvement bi si loolu la ñuy fàttali rek parce que engagé bi ñu koy fal dañu waxoon ne du doon mouvement boo xamante ne ce sera juste politique day doon mouvement boo xamante ne day liggéey surtout sur le volet social éducatif santé ak lépp lu xamante ne jeune war na ko mën a yëngu parce que dañ nekk ay ndaw yi xamante ne man on peut dire on est ambitieux parce que dañ bëgg a jàppale Yoff bëgg bokk si ñi xamante ne ñooy contribuer au développement de Yoff kon ministre tey bu ñu dénkee ay projets yoo xamante ne dafa bëgg ñu def ko chaque année wala chaque mois ñu tegal ko benn plan d'action loolu dañ siy kontaan dañ si am mbégte di si kontaan te di ko wax ne incha allah loolu mu ñu dénk noonu ñun pare nañ toute la jeunesse engagée pour def ko dootuñu toogati ndek dootuñu toogati dinañ def suñuy activité normale di ko def chaque année sur tous les volets incha allah. ndogu bi tamit nekk loo xamante ne bi ngeen ko diggee mën nañu wax ne yàggul mu am buzz macha allah ñu gis DJ Laye itam liggéey bu am solo biñ koy lii sama naataango bu ma di ko nuyoo au passage tey jii bi nga ñëwee nga gis réussite bi yow lan nga yëg. waaw avant loolu da ngay wax spécialement si DJ ak l'homme mystérieux bi mu ñuy wax parce que Jogomaay communication bi jàll na defal nañu ay vidéo ay voix yu neex macha allah réussite bi moom dañuy kontaan rek comme ni ñu ko waxee parce que ñëpp ñëw nañ am na xamante ne toog nañ seen i kër mais seen i xel ñu ngi fii. bi ngeen koy wàcc foogoon nga ne nii lay mel. non xalaatuñu ko woon macha allah xalaatuñu ko woon parce que ministre wax na ko sànq nee na pour moom daa def woon ndogu bu ndaw la mais ñun nii on a été surpris peut-être dire surprise bi weesuwul ñu nekk ay jeunes ñu woote kilifa yi xamante ne ñooy les frères Yoff def déplacement ñëw toogandoog ñun lekkandoog ñun naanandoog ñun ataaya man tey dama kontaan te xam naa ne kontaan bi nekk si man moo nekk si membre engagé yëpp parce que dara neexul ñu nekk ay xale yu ndaw nekk Yoff di soog a doo di njëkk def suñu premier programme que ce soit dañ ko jëlee si milieu social mën naa wax ne di si rendre hommage loolu noonu yëpp xam nga yàlla def tey jeunes yi pas yi ñëkk ñu répondre avant même les jeunes di ñu répondre kon ça veut dire que ñun ñu ngi si tànk yu baax te di wax waa engagé wax leen ne bu leen teggi seen tànk ñun ñu ngi si tànk yu baax parce que bu ñu nekkoon si tànk yu baax mën naa wax ne benn pas du ñu répondre tey. mooy sa dernier mot. sama dernier mot rek ay mots de remerciement lay doon ay mots de remerciement vraiment avant remerciement yi dañuy ñaanal wécc di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi xamante ne moom la jógee parce que parti dafa metti tey sama yaram dafa daw bi ñu xëyee dem kër yaayam ñu jàng kaamin bi yaa ji toog di jooy sama xol dafa tàng sama xol dafa fees lii daal xam nuñ koy waxee dafa fees parce que man j'ai subi des pertes xam naa perte ni mu neexee ni mu méttee waajur bu nekk boo sañoon sa doom doo ko suul yow yaa koy suul mais dañ koy ñaanal yàlla parce que seede rafet na te ñun réccuñu liñ ko doon rendre hommage parce que ministre dafa jël wéj ji teg ko si ñun mu nekk femme boo xamante ne man dama ko naw bien avant parti bi nekkoon ne bien avant parti bi dama doon tesee moom si yeneen parti politique si yeneen milieu politique mais mu nekk femme bu ambitieuse femme bu déterminée femme bu xamante ne dafa am diine dafa dëggu ñu di ko ñaanal yàlla na barsak doon noflaayam yàlla na ko yàlla yaram ñuy def nag ay remerciements envers suñu kilifa
parce que ñun képp ku ñu gis tey ak suñu t-shirt nga xam ne xale Abdoulaye Diouf Sarr lañ ku ñu gis ak suñu jekkaay nga xam ne ab xale Abdoulaye Diouf Sarr lañ ku gis ni ñu yaroo ni ñu amee classe nga xam ne si Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy roy te nit booy roy si Abdoulaye Diouf Sarr tu dois être discipliné parce que ministre dafa nekk nit ku xamante ne dafa am respect si magu Yoff. est-ce que instant bi ni ngeen suudeewoo est-ce que di ngeen neexee jënd sax si campagne yi di ñëw. xalaatuñu ko ñun kañ moom instant yi nii campagne yi di ñëw dañ siy xar suñu tànk tubéy. bu dul dañoo gis comme mën naa wax ni dañuy profité sax si occasion bi décembre incha allah ñu ngi ñëwaat ci yeneen campagne yeneen élection tey jii ñoom ñëpp yëngu nañ tey jii ku ñëw di leen proposer. xalaatuñu ko sax avec des milliards je te dis xalaatuñu ko. parce que suñu engagement si Diouf Sarr biñ nekkee au niveau de Yoff di def politique ba léegi wala ñu nekk ay ndaw ba léegi ma suñu am maire ministre ñun fekkee ñu ko suñu génération ñu ngi soog a am ministre ba temps Mamadou Diop moo ko amoon ñun Mamadou Diop boobu defuñu politique kon de ku mel ni ministre bu ñu ko amee ñun dañ koy teel suñu bopp ñun dañ koy jël téye ko ak suñu fukki loxo te xam ne àdduna du yàgg bañ bàyyi ministre ñu naag ministre ba faw ba léegi du séntu ñu si dara du benn intérêt wala dara luñ si séntu mais liggéey bu mu nekk di liggéey au niveau de Yoff ñun loolu moo ñu ñor si moom. léegi di remercier aussi monsieur Abdounar Mbengue premier adjoint au maire kooku moom suñu Abdounar la mën nañu wax parce que dafa nekk nit ku xamante ne da doon yëngu si social bien avant politique bi dañ koy ñaanal yàlla rek billaay Abdounar dañ koy ñaanal yàlla li mu séentu yal na ko yàlla defal parce que xam nit ku baax la macha allah ñuy gërëm aussi monsieur Ousseynou Thiom parce que moom mën nañu wax ne ñun dañ ko copier parce que dañ digal suñu programme dem toog mu jox ñu ay conseil mën nañu wax ne conseil hommage bi si moom la jóge bu ñu yóbbulee si taalibe yi si moom la jóge conseil bu mu ñu jox nag ñu jël ko respecté ko def ko moo tax sànq nee na ma da ngeen fay droit d'auteur ma nekk amul bon problème dinañ fay droit d'auteur ñuy remercier aussi l'adjoint au maire monsieur Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu bu baax si contribution am di remercier aussi monsieur Ndiambé Diop dafa mel ne da ngeen fas yéene def yëfu mbër. waaw dañ koy lim tey dañ koy lim bu ñu jógee si ministre Abdoulaye Diouf Sarr dañuy dal si monsieur Abdounar Mbengue dem si monsieur Ibrahima Fall dem si monsieur Ndiambé Diop dem si monsieur Babacar Mbengue suñu mag jooju suñu frère suñu suñu coordinateur tey nag dañoo kontaan bi yéem nag bu mu doon gën a neex nag mu fekk ko fi. bu fekk koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko yàlla nangu ay ñaanam yi mu leen di ñaanal. bu baax incha allah amiin ñu nuyu aussi monsieur Assane Mbengue ñu ngi koy nuyu di nuyu monsieur Ndiambé Diop di nuyu les madame Sarr ñu ngi nuyu première dame madame Sarr maam Rokhaya di nuyu suñu sanga soxna Thiawlaay ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sargal aussi di nuyu monsieur Omar Sarr boo xamante ne DSM la nekk moom mënoon na wax ne xaw ma mouvement bi mais dañ ko envoyé lettre mu andi contribution di nuyu monsieur As Ndoye attaché bu nekk au niveau de ministère ak monsieur Ly di nuyu monsieur Moussa Sène di nuyu monsieur Wane bu xamante ne au niveau de Tradimel la nekk moom masuñu gis dañ ko woo téléphone rek ñu dem fa mu jox ñu contribution am ñuy nuyu aussi madame Ndoye Mame Binta ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu seex yi mooy Jabel ak Laay Brésil ñooñu moom ay jumeaux lañ ñu ngi leen nuyu bu baax di leen remercier aussi monsieur El Hadj Niang El Hadj ñu ngi koy remercier bu baax te di ko ñaanal yàlla te mu nekk Philippe Senghor El Hadj dafa nekk jeune bu ambitieux El Hadj dama ko nawee woon depuis fac droit dañ koy ñaanal yàlla mission bi ko ministre jox yàlla na ko eggali si jàmm ak salaam di nuyu aussi suñu député suñu xarit Tata Ndeye Marème Gueye dafa nekk femme bu xamante ne ñun dañ ko teel a nawloo parce que bi ñuy sas engagé lañ ko demoon seeti mu jox ñu ay conseils ñu ngi si conseils yooyu ba léegi di nuyu madame Atou Gueye di nuyu aussi docteur Ndir Jatou Ndoye Jatou ñu ngi lay nuyu bu baax xamuñu rek di nga seetaan affaire bi wala déet mais macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax di la remercier bu baax di remercier aussi première dame madame Mbengue Khady Diop ñu ngi koy remercier bu baax bu ñu paree si loolu rek dañuy remercier la coordination action jeunesse parce que mënoon nañu seetaan mais seetaan nañu ñoom ñëpp dañ contribuer personnellement ku nekk sa contribution di ñëw du ma leen lem de parce que bu ma remercier seen coordinateur rek day mel ni remercier naa leen ñu ngi remercier ñëpp ñu xamante ne amoon nañ bëggoon nañ contribuer si programme bi te jotul ñëw wala ñoo xamante ne ñu ngi toog seen xel bëggoon nañ ñëwandoo ndogu ndox ñun te ñëwuñu te dañ def appel ci mit di remercier Ndiogu moo jiite waa 100% ma jeunesse ñoom dañu fekk sa tey ñu am contentement trop si loolu après ça ñu ngi remercier jeunes yi engagés yëpp
ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier aussi monsieur Babacar Sène amuñu daal nit ñi amuñu seen fay parce que mënoo ne da ngay dëkk affaire bu xamante ne même pas 2 semaines voilà même pas 2 semaines xam nga nit ñi ñëw fekk sa la nii ñu am si contentement am si mbégte mais damay beral benn nuyoo bu spécial ñooñu moom samay fans lañ mooy maire Ndëngaañ ñoom dañoo neex ceeb moo tax dañoo wax rek ma ne maire yooyu ñoo ñu toggal tàmmari ak waañam bële ñu ngi leen di nuyu bu baax di ko masawu coono di ko remercier di leen remercier ñoom ñëpp ñoom tànkoo lembaas ñu ngi leen di remercier bu baax maire yooyu yal na leen yàlla fay yiw nit ñu bëggee ñun lu ko raw laa leen bëgg ñu ko raw lañ leen bëggee yal na leen yàlla jàppale tàmmaree màkk bi muy préparé waaw màkk bi muy préparé yaa na si dem si jàmm salaam ñëw ndeyjee na neen ma remercier waa engagé yéen damay remercier yéen moom programme bi non damay remercier suñu mbokk waa Ouest Foire yële billaahi dañoo kontaan Kujje ak Kumba amuñu seen fay parce que mënoon nañ wax ne ñoom mënoon nañ def séparation bi ñi di def mais defuñu ko ñoom dañ jàpp ne lépp ñun ñëpp ndawi Abdoulaye Diouf Sarr lañ tey dama kontaan billaahi bi ma leen gisee di leen masawu daal masa coono parce que ndogu li neex na trop mais am nañ si coono bu baax di remercier tamit suñu journaliste bu ñaawul bi Mariama Thiaw Mariama engagé ñu ngi lay nuyu bu baax na nga ko def si caméra bi de Mariama engagé Ndion engagé ñu ngi lay nuyu bu baax di remercier tamit seen patron Sias remercier ma ko bu baax moom tamit sonn na si affaire bi billahi woo na ma tey ce matin bi ma gisee fixe bi mu dema laaj affaire bi nan lay demee affaire yooyu yëpp mënoon na ko si bañ a fekk ñu ngi koy remercier bu baax après boobu nag moom dañu remercier famille ñoom Wéji monsieur Abdou Thioy ak famille Wéji bi xamante ne tey dañu honoré ñoo fekk sañu ñoom ñëpp ñu ngi leen remercier di wax waa engagé nag seeni ñaan boo leen koy ñaanati dee leen fàttala ko Wéji bu leen ko fàtte parce que mën nañu wax ne hommage am bi voilà si mu génne àdduna rek nañ leen di ñaanal xam ne hommage am bi tey jii réussite la yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana foofu laay tëjee incha allah. merci beaucoup lii lañ leen indiloon ci suba ba tey comme ni ngeen ko gisee macha allah fajar nag lañ ñoo yee ñu dem ci kaamil bi jóge fa ñëw fi nga xamante ne mooy kër Tàmmaree waxtaan ak waa waañ ba ñu di leen gërëm tamit bu baax a baax waa waañ bi muy ñoom Tàmmaree ñoom taan Kole Mbaas ñoom taan Thiaw te ñoom ñëpp ñoo ngi leen di remercier bu baax di remercier képp ku jàpp ci bés bi parce que comme ñoom niñ ko waxee rek ku lim da ngay juum mais macha allah. mention spéciale daal ak ñoom ay jigéen yu mën góor lañ ñu koy bàyyi dig daje ba beneen yoon incha allah si yeneen yuy ñëw si biir vacances yi comme ni ko ministre waxee incha allah di remercier ñu doon seetaan merci beaucoup merci engagé